waaw sama gars yi dans quelques instants ñu commencé incha allah. asalaamaaleykum na ngeen def la diaspora sénégalaise maa ngi leen di nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant donc waaw tey dama ñëwoon rek ñu tijji ñu def benn live ci affaire propreté bi incha allah donc voilà ku ci bëgg a woote rek na nga woote au 678 635 70 si WhatsApp bi incha allah comme ça ñu commencé waxtaan voilà donc. suñu groupe bi bu ñu créé Modou man bokk naa ci administrateur bi donc mais propriétaire bi mooy Moustapha Mbeng gars yi gën ko xam ci Tafa Mbeng moom mooy rakku Lamine Mbeng ex actrice bu décédé incha allah yàlla ko yàlla xare àjjana te yéexal ñu ñëpp vraiment grand bu baax la woon aussi boo xam ne ñëpp xamal nañ ko ci wàllum film théâtre woy ak yooyu vraiment grand bu muus bu amul xel amul xalaat très intelligent ba yéene woon lu bëri ci dëkkam incha allah mais yàlla dogal na li gën donc voilà donc Modou ñu ngi wootee képp koo xamante ni daal bëgg nga ci bokk incha allah page baa ngi noonu mën nga ci adhéré nga bokk ci wala nga like ko follow ñu suñu thème yi donc li ñu andi rek mooy jëm a avancer loo suñu dëkk mu jëm kanam loolu daal moo ñu tax a jóg donc képp koo xamante ni daal bëgg nga cee bokk mu ngi nii yaatu na ñu ñëpp a ko bokk c'est pour toute la diaspora sénégalaise donc maa ngi leen di gërëm yi ñëpp di leen sant vraiment maa ngi rafetlu bu baax seen compliment yi ngeen may jox te daf may gën a encourager aussi donc voilà ñu créé aussi benn groupe aussi WhatsApp tamit bu ñu tuddee Modou groupe WhatsApp bi aussi képp ku ci bëgg a bokk rek mën nga ci dugg aussi lépp dañuy def ay thèmes yoo xam ne comme vidéo yi may def nii mais léegi dañ koy def ay thèmes incha allah bu ñu ci defee thème ba pare ñu balancer ko ci biir comme ça ku ci nekk andi sa contribution ak sa xalaat après ñun ñu xool ñu analyser xool lan mooy solution bi parce que thème bu ñu andi rek après day comme thème bi ma andi nii muy thème mu tey affaire la propreté au Sénégal après ku ci nekk après boo ci amee sa contribution wala sa xalaat bu rafet wala say vidéo yoo xam te ni mën nañ ci jëriñu ñu dugal ko balancer ko ci su ko defee après ñun ñu trier ñu xool la mooy solution bi après ñëw tegal ko diaspora bi donc je pense que ñun ñëpp bu ñu ci mbooloo mooy doole man loolu laa gëm mbooloo mooy doole te dañu bëggante ñu ñëpp yéenante jàmm jëm a doxal dëkk bi mu jëm kanam parce que tey ñii xam nga tukki waxuma la sax koom-koom bi nga ciy am mais expérience ci àdduna bi nga ciy am yaakaar naa war naa mën a jëriñ suñu askan te ñun je pense que ñun mooy ñu génération bu bees boo xam te ne ñun war nañu mën a avancer loo Sénégal incha allah mu jëm kanam donc ñu ngi compter ci tout un chacun yéen ñëpp ci ngeen bokk di xaar seen contribution incha allah pour ñu gën a mën a jëmale dëkk bi mu jëm kanam voilà donc voilà téléphone baa ngi noonu numéro bi c'est le 678 635 70 donc maa ngi xaar seen appel ku ci wootee comme ça ñu déglu seen contribution ok waa Abou Wagne maa ngi lay nuyu di la bëggee bu baax waaw Khadim Baba maa ngi lay nuyu bonsoir El Hadj Mourid Diouf waaw ñu ngi lay nuyu bu baax a baax
waaw comme li may wax rek Modou Modou moom ñu tur bi rek wax na lépp waaw ñu ñëpp ñoo ko bokk donc je pense que Sénégal boo xoolee par exemple ci propreté fii ma nekk nii rek aux États-Unis dëkk bi set bu mu set y a rien de diabolique am na ci loo xamante ni nii doomu aadama moo ko def parce que moom li américain di wax rek it's a behavior maanaam jikko la jikko la sa jikko rek boo ko changé boo setee sa jikko rek foo dem loolu nga yóbbaale te américains yi boo leen xoolee tey nii bu ñu avancé mel ni mu simple que tali boo dem mu set wecc c'est parce que dañoo am discipline du ñu sànni du ñu saw mbedd du ñu xam am na yu bëri yoo xam duñ ko def daal te set dafa rafet xam nga xool man maa ngi fàttaliku sama yaay bi mu see ñëw États-Unis pour la première fois dafa xool rek loolu la njëkk a remarqué mu ne ma Mohamed seen dëkk bi dafa set ma ne ko waal mais loolu lépp kii la rek discipline la pourtant lii nii y a rien de diabolique mun nañ ko am au Sénégal donc war nañu conscientiser la jeunesse waxuma la sax la jeunesse même pas yeeg maire yi am na ci yoo xam te ni ba léegi ñu yor genre idée yooyu fu ñu romb sànni fu ñu bëgg saw xam nga tugay ndox ci mbedd bi ak yooyu yëpp état bi d'un côté ok d'accord ñoom tamit war nañu contribuer parce que war nañ teg ay jumtuwaay yoo xamante ni fa la nit ñi di ñëw di sànni di fa sànni mbalit mais aussi tamit ñun aussi de notre côté lu ñu mën rek lañ ko def parce que bu ñu ne rek ñoom defuñu rek ñun tamit duñ def ñun mu ñu leen xaar ñun nañ continuer des fois mën nga gis nga comme li ñu wax rek l'appétit vient en mangeant tey mën nañu commencer di contribuer bu yàggee bu ci biir ñoom seen bopp ñoo xool xam ni vraiment population bi ñu ngi def lu rafet ñoom ñu jàppale ñu mais ñun tamit aussi bu ñu xaar ak lu mën ci demee rek donc je pense que ku nekk rek am nga ci sa part de responsabilité donc man daal foofu laay gisee bonjour Bintou Lo maa ngi lay nuyu waaw Papa Mbeng waaw ñu ngi lay béggee ñu ngi lay nuyu bu wér a wér Abdou Mbeng waaw maa ngi lay nuyu waa thème bi mooy sur la propreté au Sénégal waaw propreté au Sénégal ñu xool nan la ñu mën a def ba set waaw ak yenn jumtukaay la ñu war a utiliser ak yooyu daal voilà donc voilà développement loolu moo koy indi xam nga c'est d'abord les mentalités après mu nekk jikko donc nañu commencé dès à présent ñu defar suñu dëkk parce que suñu dëkk la yàgg dinañ ñëw au Sénégal donc nañ ko commencé liggéey won tamit aussi jeunes yi yoon bi daal te xoolal Dakar pourtant am na ci benn internet boo xamante ni Cheikh waxoon na ko sànq mais wax ju am importance nee na saleté bu bëri bi ngay gis lu ci bëri boo xoolee Dakar mooy la capitale donc Dakar nga xam ne mooy la capitale du Sénégal dëkk bu ndaw la fii nga xam ne par exemple dëkk bi dëkk Amérique nga xam ne ils sont 50 états te dëkk état boo dem da nga yaakaar ni ci même état nga nekk te benn état bi ça fait plus que 5 fois le Sénégal donc ñii bu ñu mënee seet waxtuma la ñun mais loolu lépp jikko la donc ñun il faut ñu commencer di changer mentalité aussi ñu teg ay loi aussi di enforcer donc loolu côté gouvernement bi ñoom ñoo ko mën a def quoi mais ñun lu ñu mën a def mooy ku ci nekk sa jikko nga jéem a voilà jéem koo respecter tey fii boo doxal ci benn nga saw kenn moo ñëw ne la waroo sax parce que tu es un citoyen am nga droit ñëw dénoncer loolu wala nga ñëw jël sànni dara dañ ci def ay amende donc mais amende yooyu noonu comme ça képp koo xam te ne mi ngi wàcc yoon bi mais dañ lay teg ci yoon donc fii tey nii bu la jàppoon nga sànni même bu dee benn xoolti banaan la bu la policier gisee mais dañ lay jox benn contravention boo xam ne c'est 250 000 francs CFA mais aussi tamit loi boo gis rek pour gars yi respecter ko rek il faut que ñu teg xaalis il faut ñu teg astafurlah il faut que ñu teg loi renforcer loi bi xam nga te loolu yëpp c'est possible y a rien de possible dans la vie tout est possible mais nañ ko liggéey rek commencer ko initier ko après incha allah gars yi dinañ ko eggale waaw mais ñun lu suñu wàll rek mooy nañ ko def quoi waaw Mountakha Sylla maa ngi lay nuyu bu baax a baax voilà gars yi am nañ ci ay vidéo yoo xam ne ñu ngi ko doon publier ci groupe Modou bi ba ñu leen joxee thème bi am ci ay gis naa ci ay quelques extraits yoo xam ne c'est vraiment très intéressant da lay jox un peu idée ci ni ñu ko war a mën a doxalee pourtant y a rien de diable lépp tout est possible mën nañ ko liggéey voilà waaw Bintou Lo ñu ngi lay nuyu bu baax a baax
voilà exactement Abdou Mbengue waaw dëgg la moom set bu amulee wér mënut a am gisoo Sénégal ay feebar yu bëri yi ngay gis noonu man boo xoolee maa ngi fii allo waaw ma ne set dafay tax sax nit nekk en bonne santé fii pour nga feebar fi sax tout un problème parce que lépp a set mais xam nga salte sax day andi feebar Sénégal da nga gis dañ ciy def ay affaire da nga gis sax même bu tawee da nga gis ndox yi amul sax fu mu jaar amul ay égout nga gis xale yu ndaw yi di ci dox xam nga di ci foog seen loxo yi te yooyu yëpp même bu ñu demee raxasu sax à la maison ak savon yëpp mais day des ay germes seen loxo loolu mooy andi ay feebar yooyu di génn di matt ñi ñuy palu te pourtant yooyu yëpp c'est des trucs yoo xam ne ñun war nañ ko mën a moytu mën nañ ko moytu nekkul loo xam te dañuy xaar gouvernement bi loolu c'est des règles à prendre c'est des mesures à prendre après nga respecté ko donc loolu la quoi. waaw Mansour Niang maa ngi lay nuyu Fatima Gueye waaw merci beaucoup Matar Lo waaw jaajëf noonu la Matar ñu ngi lay bëggee bu wér ñu ngi lay bëggee donc affaire bi loolu la xam nga santé mooy lépp te santé mënta am te set amul moom la ñu wax ci benn xadisu prophète bi an-nadaafatu minal iman set ci gëm yàlla bokk donc yàlla ci boppam dafa set xoola àdduna sa asamaan lu mu ko sàkkee ak suuf lu mu ko sàkkee lépp bien proportionné rafet set mais doomu aadama mooy ñëw bëgg a andi salte dafa baaxul daal jigul kenn baaxul ci doomu aadama baaxul ci nature bi baaxul ci dara boo xoolal ñaata plastique la ñuy sànni au Sénégal yoo xamante ni gis naa ci ñoo xamante ni ñu ngi ci def ay liggéey yu rafet di ko jël di ko recycler yooyu yëpp c'est des idées yoo xam ne ñun si genre contexte boobu la ñuy waxee loo xam ne mën nañ ko moytu bu fekkee mën nañ ko utiliser def ko plus rentable pourquoi pas ñu utiliser ko. waaw Guèye Birahim waaw jaajëf waaw Guèye noonu la rek xam nga dañuy def chaque semaine ñu génne benn thème léegi bu ñu génnee thème bi après ñu débat ci ñu déglu aussi seen contribution ku ci nekk rek sa xel ak sa xalaat dina ci am solo xeebuñu kenn waaw parce que mbooloo mooy doole bu ñu déglu ku ne rek dinañu gis solution. She still say yes, Miss Woman. donc loolu la. waaw amin Birahim amin noonu la man ko dëkk moom bu setee rek day rafet quoi des fois da ngay gis sax même surtout nga xam ne man su ma xoolee dëkk yu Amérique lu mel ni nga xam ne lu ñu yaatoo boo xooloon tey bu ma génnoon léegi wala mbedd bi nga xool doo ci gis sax këyit boo xam ne dañ koy jël sànni ko te loolu lépp discipline la et puis c'est toute la population ñëpp a koy def donc war nañ ko mën def xoolal suñu Sénégal da ngay xool même boo demee plage yi léegi bu njëkk sax ñun suñu temps dañ daan dem plage gis dëkk bi plage bi set mais léegi moo tax sax dem plage da nga dem plage gis salteeg lu ne te pourtant loolu noonu yooyu doomu aadama moo koy def ba nga xamante sax léegi jën yi sax ñu ngi commencé di manqué te pourtant loolu yëpp gis seetaan naa benn documentaire boo xam ne pêcheurs yi ñu ngi doon wax parce que salté yooyu ñuy sànni noonu day na ba day wàcc ba si suuf ndox bi su ko defee léegi jën yi dañuy mujj daw di déplacé wu donc salté dafa baaxul ci lenn quoi baaxul ci dara waaw Alioune Mbaye waaw jërëjëf donc xam nga il faut que ñuy commencer il est temps que ñu changer defar suñu dëkk ba mu rafet vraiment jar na ko Kigali ngi nii Rwanda nga xam ne yàggul sax bañ doon reyante y a une femme boo xam te ni def na liggéey bu rafet dem na fa mu vidéo daal di ko di dugal ci internet bi ñu ci bëri gis nañ ko boo tapé YouTube xool Kigali yi nga xool di nga ci gis vidéo mais affaire bu rafet te pourtant ñooñu gis nga seen président moo ñëw moom tamit am na ci contribution mooy li ma wax rek gouvernement bi tamit ñoom am nañ ci seen wàll xam nga état bi am nañ ci seen wàll mais ñun tamit am nañ suñu wàll tey boo xoolee Kigali dafa rafet buñ la ko waxulee da nga yaakaar ni yaa ngi bitim réew yaa ngi ci dëkk tubaab bi te pourtant c'est un pays africain te ñoom seen dëkk dàqul suñu dëkk mais problème bi mooy suñu dëkk dafa salté parce que c'est le comportement des gens comportement yi la ñu war di changer ak discipline aussi donc lépp loo gis rek mu ngi basé wu ci discipline voilà. Waaw Abou Wagne waaw wa nga dëgg waaw yaa nga doon jéem a invité ci caméra bi mais maa ngi lay jël mais demul quoi waaw sëñ Saliou Mané waaw maa ngi lay nuyu ñu ngi lay béggee bu wér waaw Baye Niass
ah yaa ngi essayé est-ce que def nga baña est-ce que def nga 011 da ngay def indicatif bi 011 après nga def 678 600 après 35 70 waa Youssouf ñebali waaw jaajëf merci Baye Niass waa Serigne Ndiaye waa ñu ngi delloo ziar ñu ngi lay ziar waaw sama gars yi maa ngi leen di bëggee bu baax a baax waaw essayé loolu Baye Niass nga xool parce que des fois il faut nga am indicatif bi quoi ça dépend fi nga nekk dëkk bi nga nekk merci jërëjëf alors Hervé Dapina waaw merci jaajëf ok bon Boston pourtant sànq rek laa jógee booru côté yooyu waaw maa ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar waaw Serigne Ndiaye waa thème bi mooy ci affaire propreté affaire propreté quoi au Sénégal lan mooy matuwaay yi ñu war a def pour suñu dëkk set donc loolu mooy thème bi tey depuis barki démb moom la ñu dugal ci WhatsApp groupe bi Modou donc ma ne woon rek damay def benn live nii saa ñu jëm initier gars yi mais dans le futur incha allah après moom la ñuy def dañuy def thème après def aussi live bi ñu débat ci dëkk bu setee c'est dafay sax c'est beau à voir da ngay xool même étranger bu ñu ñëwee waxuma sa étranger mais ñun mi fa nekk rek bu ñu ko xoolee rek da ngay gis ni muy rafetee di nga créer ay places yoo xam ne fa la ñuy ñëw di entraîner def ay places yoo xam te ni fa la ñuy ñëw di toog mu set wecc am ay places yoo xam ne bu fekkee am nga say xaj nga dema foofu doxantu yooyu yëpp dafa rafet c'est beau pour la beauté des yeux quoi donc loolu la waa Serigne Saliou Mané waaw ñu ngi lay nuyu di la dalal bu baax waaw dëgg la c'est vrai merci jërëjëf donc lu am solo set lu am solo la foo dem quand c'est bien rangé set dafay ça fait vivre quoi en quelque sorte waaw ça fait vivre xam nga il est temps que surtout ak génération bi surtout ak technologie bees yi nga xam ne y a tellement de moyens que lu bëri war nañ ko mën a war a régler quoi warul mën a nekk waruñu mën a nekk au 20e siècle ñuy dund au 14e siècle xam nga loolu c'est pour moi je trouve que c'est inadmissible incha allah Serigne Ndiaye gis nga des fois mun nga am sax même idée par exemple comme gis nga ni état bi par exemple duñu dimbale suñu population donc gars yi man je pense qu'il y a plein d'idées yoo xam ne mën nañu ko def man bokk sama xalaat rek par exemple tey nii su ma jëloon décision par exemple ñi boo Sénégal fi ma dëkk mun naa def benn conférence jéem a woo ñi ñu dajaloo ñu waxtaan suñu biir
ñu ne voilà donc comme koñ bi gis nga Sénégal par exemple gars yi nangoo ñu dimbale donc ñun mën nañ ko def mën nañ xool par exemple benn solution ne ok ku nekk de cotiser temps ñu jëm wut benn mbalit teg ko ci koñ bi nga xam ne léegi ku ci am sa mbalit nga sànni après ñu fay benn camion bu ñëw di ko jël si par exemple chaque semaine comme yooyu gars yi ku nekk di cotiser bon man li ma gis par exemple aux États-Unis gars yi li ñu ko defee mooy lii par exemple booy fay appartement wala ngay fay kër dañ ci boole njëgu mbalit bi mais bu la ne par exemple chaque fin du mois da nga fay mbalit dafay métti mais dañ koy boole ci njëgu kër gi ba nga xam te ni doo ko yëg donc léegi ñii ñëw di ko jël si ñooñu fekk fay nañ leen ba pare donc mais ñun au Sénégal aussi mën nañ ko def parce que ñii ñi aussi ñi ngi jël yenn xaalis yi di ko yàq ci loo xamante ni war nañ ko mën a utiliser ci loo xamante ni lu baax la donc damay joxe rek man par exemple sama idée ci bu gàtt ci li ma am expérience fii mooy mën nga dajale par exemple sa koñ nga def benn conférence nga def par exemple benn tànn bee wala genre yooyu nga woole ñoom ñëpp ñoo ñu toog nga waxtaan nga expliqué la nga leen ok ñu ñëw dëkk ci koñ bi nañu jéem a xool ku ci nekk par exemple na nga cotiser par exemple ku ci nekk chaque fin du mois 5000 bu ñu ko dajalee par exemple mu ma temps au bout de 2 mois wala 3 mois ñu jënd benn mbenn bu mag boo xam te ni dépôt de d'ordure ñu teg ko ci bopp koñ bi voilà comme ça léegi ñëpp seen problème réglé wu na léegi su ko defee léegi même ci xaalis boobu ñu continuer di cotiser par exemple après loolu chaque fin du mois par exemple benn 1000 francs léegi nga xam ne léegi chaque semaine dinañ am xaalis boo xam te ni dinañ ko mën a ñëw fay ko borom camionneur bi pour mu jël ko yóbbu ko donc yooyu yëpp c'est des idées quoi c'est très intéressant loolu soxlawoo di xaar waaw soxlawoo di xaar comment dirais-je le gouvernement. waaw Jeylaani Anne waaw ñu ngi lay nuyu bu wér. donc voilà loolu laa doon expliqué daal donc nit ku nekk aussi mën nga sensibiliser sa koñ te boo xoolee koñ bu nekk bu setee mu rafet. allo waaw maa ngi jégalu maa ngi woon nag kenn ci internet yi. waaw Tafa di la bëggee jaajëf. waaw góor gi ka ñu ngi lay nuyu bu wér. waaw jaajëf góor gi ka jaajëf. donc voilà li ma doon wax rek mooy loolu quoi de foo gis rek mën nga war nga mën a sa dëkk rek war ngaa mën a dimbale say askan sans pour autant nga xaar doomu kii nu mu sax l'état donc ñun mun nañ ko defal suñu bopp. waa Khady ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. waa Sène Abdoulaye. Daddy, let me get my telephone. Daddy. Okay, I'm right here. donc voilà ñun solution yi mën nañ ci. waaw salaamaaleykum. ziar nañ. waaw ñu ngi delloo ziar Sène Abdoulaye na nga def. waaw naka mu yow. waaw ça va bien. gis nga ko gaañ maa ngi doon wàcc nii de sonn laa xam nga sonn. waaw wax nga dëgg. waaw maa la gis léegi moo tax ma invité la. waaw ñu ngi lay dalal bu baax yaa ngi si jàmm. xaaral ma dugg sangu daf ne après ñu déggoo dégg nga ah. waaw incha allah ok amul benn problème. ok incha allah dégg nga. waaw ok waaw. dugg ko baax. incha allah. waaw ne ko bye. jaajëf. waaw ci kanam incha allah. waaw ci kanam incha allah waaw. voilà
donc affaire bi loolu donc tey waruñu mën a xaar état pour defar suñu dëkk voilà ñun mën nañ ko defar suñu côté suñu wàll ñun sa kanam kër ba mu rafet waa Serigne Saliou Mané maa ngi lay nuyu Machallah, tu as vu, voilà, c'est de ça que je parle. Donc, les jeunes doivent s'intégrer et ne rien attendre de l'État. Parce qu'il y a certains, je pense qu'il y a certains aspects qu'on peut aborder et trouver des solutions. Donc, c'est ça, quoi, Serigne Saliou Mané. Donc, ça, c'est une très belle initiative. Donc, c'est à encourager aussi à nous aussi yeneen jeunes yi xam nga exemple yu mel nii daal xam nga li mooñ tax a jóg tey buñ ci amoon benn vidéo nii ce serait vraiment encourageante de la balancer pour on puisse avoir un petit aperçu seen liggéey comme ça tamit aussi mu mën a inspirer tamit aussi ñeneen quoi donc Sénégal jafewul pour mu set c'est seulement 10 régions voilà te dëkk bi yëpp ku ci nekk rek boo defee sa participation je pense que ça peut aboutir à une très belle solution. waa El Hadj Thioub waaw El Hadj Thioub ñu ngi lay nuyu di la dalal yaa ngi si jàmm ok waaw di la bëggee voilà donc affaire bi set donc comme li may wax rek lu am solo la day dina changer dëkk dina rafetal dëkk dina vraiment c'est beau à voir quoi boo xoolee dëkk tubaab yëpp ñun bu ñuy dem loolu dañuy xool mu rafet ñi seen dëkk yi dafa rafet mais dañuy fàtte ni ñun suñ dëkk tamit c'est très joli fépp foo dem dafa rafet mais problème yi mooy il faut que mu set pour nga gis ko donc loolu lépp lu jaxasoo doo gis tu ne vois pas la beauté te day tax sax ñi dañuy wër da ngay xool en Afrique rek Sénégal boobu rek ñaata nit ñu ngi dee ñam yu bëri xam ne salte la ba ci ñam yi man des fois sax gis nga bu ma naan dem vacances yi ba ma dem ci même ci marché yi mais sama xol dafay jeex parce que am na ci yoo xam ne je pense que ça aussi tamit ñàkk xam la xam nga boo jëlee ay lekk di ko jaay ci mbedd bi noonu wala di ko jaay noonu en plein air weñ yi di ci dal ak lu ne te weñ yooyu ñëpp xam nañu weñ fu ne lay dal donc après même boo jëlee légumes yi wala jën yi nga dem togg ko raxas ko kese mais day am ay germe da ciy nekk moo tax ñu feebar yu bëri fa la ko ñi di jëlee te duñ ko xam yooyu yëpp ci wàllu propriété la xam nga ay ndoxu caniveau ay jën nga sotti ko xam nga eau stagnante boo ko sottee xam nga dañ ci gis après yooyu dañ fay ñëw di ci tag bu yàgg bu guddi jotee nga xam ne yooyu ñooy ñëw après dugg ci kër yi di matt ñi après ñuy feebar lu ne di leen dal c'est des trucs yoo xam ne ñun mën nañ ko y a des trucs yoo xam ne mën nañ ko moytu voilà man foofu laay waxee quoi set moom dafa nekk loo xam ni du jotewul dara ak xaalis am na moyen bu fekkee état bi dañuy dimbale mais aussi ñun nañ ko defal suñu bopp donc loolu la quoi waaw donc loolu la waaw Mbacke Thiat waaw ñu ngi lay nuyu bu baax a baax waaw ñu ngi am benn internaute boo xam te ne mi ngi woote
waaw Seynabou Faye ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. allo waa salaamaaleykum. maaleykum salaam Mouhamed. waaw na nga def. ziar naa la naka yitte. waaw ça va bien ñu ngi delloo ziar bu wér. alhamdulilah après sànq numéro bi gis naa ko sax parce que indicatif bi moo manqué woon 001. waaw dëgg la waaw. allo waaw maa ngi lay déglu waaw. waaw ma ne indicatif bi moo manqué woon loo tax gars yi bu ñu ko dugalee nii di nga ko gis. duñ ko gis message. ok waaw wax nga dëgg. bindu ci suuf jox leen indicatif bi 001 quoi. waaw wax nga dëgg c'est vrai. sinon yaa ngi si jàmm. waaw loo tax buñ ko enregistré noonu rek. dëgg la. waaw sant bu baax grâce bu baax wax dëgg yàlla ñu ngi rafetlu affaire bi quoi. merci noonu la. waaw ñu ngi rafetlu affaire bu baax. réseau bi nag mooy xaw a daw fii ndax ci café laa nekk wifi bi. ci café ok. waaw tey xam nga thème bu ñu jël mooy ci affaire propreté bi quoi au Sénégal. waaw ñu bëggoon la déglu yow sa contribution. wàllum set bi. waaw. waaw parce que Sénégal moom wax dëgg yàlla maa ngi mbaru depuis 3 ans mais chaque mois maa ngi Sénégal. waaw. mais maanaam set bi pour mu am dëgg foog nit ñi. lu may wax gars yi parfois damay ñëw may leen ñun dañoo war a def parce que bu ma nekkee Sénégal moom doon dund comme ñoom bien sûr. waaw mais après bu génneen da ngay gis ne réalité bi yemul Sénégal kese quoi boo nekkee Sénégal yow li ngay gis mooy. xam nga dund lekk naan sànni ci mbedd bi. dëgg la nga sànni ci mbedd bi. dëgg la parce que loolu la ñu jàngal. mais boo génnee da ngay gis benn civilisation ci nit ñi. exactement. gaa fii waaw. dëgg la. gaa fii moom naar yi moom dañuy tufli n'importe où affaire yi. mais côté set bu ñu jëlee benn affaire dina dox au minimum benn 10 pas di nga gis benn best pas foo mën a sànni. dëgg la sànni ko fa quoi. bien sûr mooy yoon. mais Sénégal ñun yooyu yëpp dañoo manqué amatuñu ay poubelle ci mbedd bi. xam nga oto mbalit yi parfois ñi grève gars yi jël mbalit yi ko ci mbedd mi. waaw. xam nga amuñu ay Vespasienne mooy wàllu tuurukaayu ndox yi mooy. genre kii yooyu. camion tuurukaayu ndox yooyu nga xam ne da nga koy gis ci nasaraan yi léeg-léeg. non go. dëgg la moom. léegi pour ñu tur dañu naan 500 francs. station ngay ñu koy def léegi gars yi dafa sox. waaw seen bopp ci. ba yegg ci benn lieu boo xam ne di nga mën a dugg tuur ndox am ndox moo raxasoo sax sell. dëgg la mais non léegi dañuy taw ci mbedd bi da ngay gis daal affaire yi dafa jaxasoo trop. dafa jaxasoo dëgg la. ñu waxtaan ci bu jàpp parce que même Colobane da ngay nit ñi di saw nii ci côté policier bi même à 0 mètre. non dafa ñaaw. ci wax dara ci milieu public. non dafa ñaaw. kese ñoo fay jaar quoi. xam nga loolu lépp gis nga loolu lépp jikko la rek. jikko la gis nga bu ñu changé jikko yi ak mentalité yi comme li ñuy def nii loolu tax ñu créé groupe bi quoi comme ça ñuy commencé di leen sensibiliser boo leen sensibiliser wol leen rek bu yàggee di nga gis dëkk bi commencé set quoi mais nekkul loo xam ne c'est diabolique war na mën a ne quoi. non c'est pas diabolique. voilà war na mën a nekk. waaw war na mën a nekk mais foog sensibilisation te état bi def ci deful sensibilisation bu war. exactement. bu defoon sensibilisation mooy mu def ay panneaux. waaw mu def ay pub yoo xam ne dañuy wone. dëgg la nekk bitim réew yi ñuy dundee. ci wàllu këpp mbalit. ci wàllu jóge tuur ndox. dëgg la. ci liir bu tell boo xam ne. nawal di bu am sutura. dëgg la. wàllu yow kese. nawal kese li nga xam ne bu la neexoon nga sànni ko. dëgg la waaw. man kat ci xol. day jërmal dëkk bi xaaral ma yóbbu ko ba foo xam ne am na fu ñu ko foog na teg ma teg ko fa. ñu teg ko fa exactement. voilà mais yooyu noonu yëpp foog ngeen koy wan indiwaat leen moo tax man papa may def mën a def tey. waaw. ñun ñu génn peut-être xaw nañu xam dara tuuti quoi. bien sûr bien sûr. ñun ñëpp bu ñu def tey ñu génn. pour man pour ñu defal ko ñun ñëpp la ñu war a génne ñi ñu. mais man sax si sama. di dem Côte d'Ivoire di dem Maroc. dëgg la. ñu dugg ci yenn pays africain rek ñu xool yeneen culture yi ni ñuy dundee. waaw. ñoom bu ñu ñibbisee di leen jox seen bopp kër gi xam ne ñoom ay noble lañ. bien sûr dëgg la. non ba noble mais Mohamed ay noble lañ wax. non bien sûr parce que xam nga. noble ñu ngi commencé sax ci kaamil bi. waaw dëgg la. xam nga boo tukkilulee munoo xam quoi xam nga li moo tax émigré neex parce que waxuma la sax koom-koom bi nga ciy am mais expérience bi nga ciy jël ak waaw ak xam-xam bi nga ciy jël mën nga ci jàngal sax sa dëkk boo ñibbisee. donc tey ñun nii am na ci ay stratégie yu bëri yoo xamante ni képp ko ñi nga xamante ni mosuñu génn mu ñu comprendre ba nga xamante ni ñi génn ñi nekk bitim réew ñoo mën a xam fu ñuy waxee ñun. comprendre donc man gëm naa ni ñun génération bu bees bi ñu ñoo mën a changer ak ñi nga xamante ni ñu ngi au Sénégal di liggéey bu baax ak di xalaat comme ñun li ñu xalaatee. waaw je pense que loolu mooy mën a andi changement quoi ak développement waaw.
waaw waaw donc loolu la rek nañu continuer rek di liggéey j'espère que waaw du ñàkk un jour gars yi dañuy commencer après di waaw vidéo yi yow da ngay jàngal Sénégal que ni affaire bi waaw du sama doom tukki na du sama grand mu ngi Italie du sama grand mu ngi France war na ma yónnee li war na ma yónnee laa nit ki ci boppam da nga war a gëm sa bopp exactement toujours yaa ngi implanté affaire boobu am na nag ñuy xool vidéo yi daw mais am na ñoo xam ne ñu ñemee dëgg ñu dund ñoom ñu koy seetaan di ko aimer di ko partagé pour ñeneen nit tax waaw dëgg la parce que ñun tamit léeg-léeg dañuy xaw a nax suñu bopp léeg-léeg nga gis ko tukki xam nga rafet rek lay photo dëgg la waaw dëgg la dafa sol yére yi rafet mais dafa wax toujours réalité bi fa nekk dëgg la waaw dëgg la moom comme yow ni ko dundee di def en live waaw sa avion yi ngay joxe xam nga di wane ne yow dóor waar nga gëm chauffeur ngay def États-Unis noonu la xam nga station felon quoi mais am na nga xam ne yeneen liggéey soit nettoyer poubelle wala ñu nekk ci réseau mais rus ma ñoo wax ne waaw waaw pourtant loolu dara newu ci c'est vrai dëgg la tu as parfaitement raison dëgg la moom ni nga koy defee nii bu ko ñëpp doon defee noonu barke asulaay xool waaw kenn du sonn jeune bu bëgg a jël ndox mi sax dina ne ah grand bi kat waaw waxoon na lii wala lii waaw kon boo xamee tamit lii laa fay voilà loolu yëpp di leen ko loo xam nga am na ci yoo xam ne aussi des fois ñàkk xam la rek da nga leen di con voilà di sensibiliser rek loolu la ñun loolu lañ ci jublu quoi incha allah mais ko yow bàyyi la ma jël am na keneen ku nekk en ligne allo waaw maa la gën a kontaan incha allah comme de waa dañuy testé nii rek quoi léegi am na ci kenn ko xam mi ngi en ligne mais waaw maa ngi lay bëggee bu baax a baax incha allah xam naa du ñàkk dañ ci defaat encore yeneen ak yeneen waaw mais nuyul ma ñëpp foofu Maroc waaw groupe yeewu leen dafa jot ñu ngi leen di nuyu seen Abdoulaye waaju baax aussi tamit xam nga dugal ko mu def ci contribution donc loolu la rek waaw donc ku ci bëgg a woote rek mën nga woote woo 678 635 70 waaw Papa Diouf na nga def ça va maa ngi lay nuyu waaye yaa ngi si jàmm nawal diminuer donc seet lu am solo la boo ñëwee bitim réew nga koy xam ñii boo wàccee seen dëkk aéroport man je me souviens ça fait 18 ans de cela ba ma njëkkee wàcc aéroport mais da nga yéemu ci yàlla da ngay wàcc aéroport rek tu sens que yow yaa ngi ci beneen dëkk non diminue ça tu sens que yaa ngi ci beneen dëkk vraiment lu rafet donc loolu ne amul dara loo xam ne lu jabalik la waa Sidika waa ñu ngi lay bëggee bu wér waaw ñu ngi fii Pape Diouf waaw ñëpp a ngi si jàmm yaa Amérique noonu donc waaw maa ngi fàttaliku jour boobu ma xool mais boo xool da ngay wàcc rek xool nga gis affaire comment tout est rangé amul xëccoo amul dara lépp set ah c'est beau nga dem ci supermarché yi même chose nga dem ci restaurant yi même chose nga dox ci mbedd yi lépp a set même ay douche dañ koy teg ah au Sénégal même bu fekkee amoo douche sax mën nga xam ne ñun am nañu hospitalité boo fëggee kër boo fëggalee na ma bëgg saw dañ lay bàyyi nga dugg mais daf ci am ñoo xam ne dañoo tàmm lu bon xam nga mais yooyu yëpp te pourtant ngay ñëw di saw ci miiru jàmbur bu yàggee keneen saw commencé xeeñ xam saw ñëpp xam nañu acide la bu yàggee après xet boobu noonu rek day andi ay yoo ak di andi façon feebar bu ne xam nga donc di ci am yu bëri yoo xam te ni vraiment jar naa moytu daal. Hey Aïcha Cissé, how you doing? maa ngi lay nuyu bu baax a baax waaw te ñu ngi def thème ci affaire propreté ku ci nekk rek ñu ngi déglu sa contribution ak sa xalaat ak waaw waaw ok incha allah waaw yaa ngi dawal ok waaw yeewu leen dafa jot ok amul benn problème incha allah.
Donc voilà, le numéro c'est le 678 600 35 70. Bon, xaw ma nag fu ngeen nekk comme ça ngeen bu fekkee yéen a ngi à l'extérieur ngeen def seen indicatif. Ah, Aïcha Cissé from Atlanta, Georgia. Ah, okay. Big up. Thank you. Mais boo amee temps, like if you have time, you can call, mun nga woote ci 678 600 35 70 comme ça nga wax sa contribution bu fekkee am nga jot. waaw dëgg la pap waaw set moom ci jaamu yàlla bokk wax dëgg yàlla. set sa dafa neex quoi dafa neex ci lépp booy voilà. allo asalaamaaleykum. salaamaaleykum sëñ bi na nga def. waaw maa ngi fi rek ça va bien. so alhamdulilah ñu ngi sant bu baax a baax. waaw kooku. waaw man la Cheikh maa ngi woote depuis. Washington ah. waaw Seattle ok waaw gis naa loolu waaw ñu ngi lay ziar. waaw. dama bëggoon bokk si émission bi. waaw ñu ngi lay déglu. waaw man lu ma bëggoon wax si mbirum salte bu gars yi di wax. waaw sama waajur di wax noonu si laa bëggoon a participer. ok. pour joxe sama idée bu ndaw rek. du idée sax mais remarque la. waaw parce que en fait. lu mu wax dëgg la soo ñëwee bitim réew ngay gis ni set nu mu amee solo. waaw parce que soo duggee bërëb yi ñuy lekkee yeeg. waaw ñuy naanee da ngay gis nu mu setee. dëgg la. amul benn tilim. wallahi dëgg la. dëkk bi rafet. c'est vrai. waaw mais lu ma si gën a impressionné mooy. waaw. tubaab yi dañuy yor seen xaj. di dox ak xaj yi mais xaj yi nga xaj yi même su xaj bi tuubee sax. dañ koy tonni. dañ koy tonni def ko si mbuus. loolu kay man la loolu kay maag yow ñoo ngi fi xam nañ ci dara. waaw léegi Sénégal nga gis koo xamante ne banaana rek lay lekk banaana. billaay. su paree daal di sànni si suuf. bala na ko banaana boobu. yaayam mën na see dëgg. ndeysaan wala ab kilifa dëgg si daal di daanu damm wala tànkam di leen dal si. dëgg la. man daal loolu mënu ma ko kii si accepté daal. métti na kii na trop. dëgg la xam nga loolu lépp boo xoolee ci yar la rek yar kese la parce que lépp jikko la xam nga moom la ñuy wax fii ñu ne la am na yu bëri yoo xam te ni it's just behavior waaw mais jikko yi bu ñu changé rek parce que buñ la yaree jàngal la loolu boo xasee ba génn ci biti après loolu ngay appliqué parce que ñu bëri boo leen xoolee donc du ma généraliser mais la plupart ni ñu mel seen si biir noonu la ñu mel ci biti donc loolu la quoi voilà donc loolu kese la. tubaab bi boo xoolee fii xoolal lu ñu rangé yow yaa ngi fii yaa ngi Washington maa ngi fii Atlanta donc yow gis nga leen bañ nañu même boo duggee seen kër wala seen appartement tout est rangé lépp loo gis am na voilà am na closet pour nga dugal sa yére am na foo xam ne fa ngay defee bool yi am na fooy toggee am na fooy lépp loo gis rek am na ci tout est rangé donc mi ngi noonu voilà mi ngi noonu. mais éducation la moom laa la wax loolu waaw. éducation si biir kër yi la si nga man ba may doog a ñëw dama demoon New York. waaw ak sama benn cousine. waaw. ñuy dugg si kii bi si train bi ba ñuy jël subway bi di dugg si train bi. waaw. ñu xoosoon bi ma jël ko ñu xoos ba pare ma jël ticket rek sànni. waaw. mu ne ma yii da nga dof. dañuy jox ticket. waaw gis nga boobu xamoo waaw. waaw. mu ne dañ lay jox ticket dañ lay jox amende. dañ lay jox amende bien sûr contravention waaw. loolu leadering lañ koy wax that's true waaw. billaay. mais mi ngi noonu. man droit laa jàng au Sénégal. waaw. amul ay loi yu mën a protéger yu mën a sanctionner loolu. dëgg la. parce que damay fàttaliku. waaw. nekkee université amoon naa benn professeur. bu ñu doon jàngal mu ne ñu yéen des fois da ngeen di dox si mbedd ngeen gis kenn ku bind si mur bi défense de. d'uriner waaw. aman 3000 waaw. waaw. mu ne ko waaw mu ne ñu soo leen gisee loolu mën ngeen saw de. xoolal loolu xoolal voilà gis nga loolu. amende bi kenn bindu ko si loi pénale bi. gis nga si loi pénale rek kenn mënu la see jàpp. voilà mi ngi noonu donc li ma la wax mooy ñëwaat rek. waaw mu ne beneen mbir mi mooy. waaw. dañoo ne défense d'uriner. et bi moo am solo. mooy maanaam soo sawee te sotti woo mbalit. waaw amul problème. dëgg la. mais foog nga def ñaar yi pour ñu mën a dal sa kaw. t'as vu. pour wane dañoo soxla éducation sensibilisation gouvernement bi. daal di imposer
ay loi ay règlement. foofu laa bëggoon ñëw sax. politique bi dafa bari trop. mais bien sûr et puis foofu laa bëggoon ñëw sax xam nga tey nii par exemple foofu laa bëggoon ñëw dafa am côté boo xam ni sëñ bi ñun en tant que citoyen ñun loolu ñun ñoo ko war a ñefe loolu on attend rien du gouvernement mais daf ci am côté boo xam ne par exemple mooy enforcer la loi mooy fii Amérique gis dañ naan law enforce maanaam da ngay teg ay loi ne képp ku fi sànni par exemple leadering da ngay fay $500 donc ñu enforcer ko teg policiers yi di ko surveiller bu ñu gisee ku ko def ñu dox la contravention wala ñu nangu sa carte d'identité wala genre yooyu mais tant que loolu aussi amul les gens ne vont pas le respecter voilà c'est ça quoi. mbedd mi sax wala télé sax sa télé bu baax de. waaw nga si mbedd mi ñaari fan. waaw. ngay sànni sam lal am lal de nga jël sa lal nga génne ko si mbedd bi teg ko ñaari fan. waaw police moom bi fekk fa lal bi ñu ne yow yaa ko moom da lay jox ticket. dëgg la waaw bu ngay teg si biti pour mayee ko de. dëgg la mu ngi noonu. su ko police ba rombee da lay jox ticket. da lay jox ticket. compagnie yu ñuy toog yi. waaw daal di ñëw jël lal bi nga fay leen ñu yóbbu ko. bien sànni si kii parce que dafay ñaawal medum buur waaw non parce que état bee ko moom dañuy enforcer seen loi dañuy naan dafay yàq dafay ñaawal communauté bi quoi boo tegee dafa mel ni par exemple tey nii boo loué sa kër aux États-Unis ñëpp xam nañ ko da ngay loué sa kër mais mënoo jël ay yére nga fóot ko nga ne xaaral ma weer ko ci balcon bi dañuy ñëw ñu la hey lii amu fi voilà et moom laa donc moo tax ma ne la voilà jaajëf waaw incha allah non man xoolal bien sûr waaw exactement bien sûr waaw bien sûr très bien dëgg la oui mais moo la njëkk mais boo da ngay wàcc man la da ngay wàcc aéroport bëgg a ñibbi aéroport bi déjà boo wàccee rek ça te dit tout aéroport bi rek voilà jaru sax nga wax boo taxawee aéroport rek la fa nekk rek da ngay yéemu ci yàlla nga xam ne lii déjà xam nga li ñu naan cin bu naree neex bu baxee xeeñ da ngay wàcc sa tànk ci aéroport bi nga xam ne fii nii doxul man mi ngi noonu te gis nga sama sëriñ ñun genre problème yi man ñun ci la ñuy liggéey moodu mooy page bi mooy on crée des thèmes yoo xam ni c'est des problèmes yoo xam ne on le vit dans la vie quotidienne de tous les jours donc loolu la doomu aadama soxla loo problème yoo xam ne ñu ngi koy jànkuwanteel chaque jour moo xam fii la moo xam au Sénégal après ñu teg thème bi léegi ñu débat ci après ñu xool la mooy solution bi ñu dajale solution yëpp parce que mbooloo mooy doole ñu trouver voilà loolu la quoi waaw noonu la kontaan naa non noonu la ku nekk dafa war a andi aha vraiment macha allah vraiment dëgg la c'est vrai incha allah waaw ñu ngi delloo njukkal jërëjëf merci beaucoup ok merci beaucoup ok thank you waaw kii suñu benn waay ju baax la ndeysaan bu nekk Washington donc voilà andi na contribution am donc nii la rek ñu ngi leen di déglu yooyu ñëpp aussi ku ci am sa contribution rek am na solo loolu xeebuñu kenn ku ci nekk rek am nga ci part de responsabilité suñu dëkk la ñu ñëpp ñoo ko bokk donc ñu ngi leen di déglu waa Adja Ndoye merci beaucoup thank you so much maa ngi lay nuyu di la jaajëfal bu baax waaw ñu ngi xaar sa contribution aussi nga wax ñu loo ci xalaat waa Mansour Fall oh thank you so much brother yeah we're doing the best we can waaw ñi ngi xaar tamit seen contribution et tout thank you Mansour merci vraiment c'est gentil jërëjëf donc voilà mi ngi noonu donc gis nga tey ñu nekk des émigrés mais Sénégal dañ ko bëgg ñu ñëpp xam nga li may daf ci am sax loo xam ne war naa ko sànni lu tuuti mooy un pays bu nga xam te ni yow fa nga juddoo fa nga màggee te yàlla na yéex bés bu ñu dee fan la ñuy suul donc dëkk boobu dañ ko war a bëgg sa terre voilà nit ko gis xool américain yi da nga leen di xool lu ñu bëggee seen dëkk nga dem beneen dëkk France xool lu ñu bëggee seen dëkk donc ñun noonu la ñu war a bëggee seen dëkk bëgg dëkk nag du rek wax tamit aussi ci jëf la patriotisme ku ci nekk rek bul xeeb dara andi sa contribution lu mu ndaw bu ko xeeb parce que le Dalai Lama wax na ko neen bu fekkee da nga yaakaar ni yow sa contribution da nga koy xeeb neen dafa mel ni nga jël benn yoo nga dugg ak moom ci biir ne nga xool ndax di nga ko yëgam doo ko yëg xoolal lu muy ndaw ak doomu aadama lu muy toll
mais bu la màttee di nga ko yëg donc doomu aadama koo ci gis bul xeeb sa contribution boobu mën nga ko commencer mu egg foo xamante sax dina raw say njort donc soxla nañ contribution tout le monde donc nañu bëgg suñu dëkk bëgg bi nag nekkul rek seulement aussi ci wax mais si jëf aussi lay doon quoi si jëf waaw action is stronger than words moom la américain di wax di actionner moo gën a rëy ka ngay jëf moo gën a rëy ka ngay wax waaw jëf bi moo am solo donc boo bëggee sa dëkk aussi da nga ciy ñafe bu ñu ne ay patriote la ñu suñu dëkk aussi dañ ko war a setal rafetal ko ba nga xamante ni suñu ñëw di vacances comme waa ji li mu wax ni ki nekk Washington mais nga ñëw waa si gis dëkk bi yëpp rafet mais kooku c'est beau à voir kooku lu ne la ay temps daal lañ ko def temps wu Youssou doon woy setal gars yi commencé di wut ay brouette mais loolu dafa nekk loo xam ne c'est dans la vie quotidienne set du nekk loo xam ne da ngay def tey rek nga bàyyi ñun dama seetlu au Sénégal ñun duñu maintenir set chaque jour la dafa mel tey nii ma yor sama kër ma nettoyé ba mu set man ne léegi jeex na wala nettoyé ko daa benn yoon rek jeex na léegi suba du ma ko nettoyé non c'est chaque jour am na looy def noonu nga koy continuer kër aussi la même chose man li ma gis aux États-Unis par exemple ak li ma jàng expérience nekkate américain seen bopp dañuy nettoyer seen kër ba mu set tous les jours du ci biir rek ak même ci biti mur bi bu demee ba xam te dafa màgget da nga koy peinture c'est beau à voir loolu lépp ci set la bokk da nga xool tey sa kër bu setee nga peinture ko beneen kër gi set ñu peinture ko beneen bu yàggee nga xool koñ bi day rafet mais da nga gis Sénégal nga gisee ñuy solu yu rafet di sañse te pourtant xaalis yooyu mënoon nañu ko jël doole ko defar seen kër ba mu rafet setal yooyu yëpp ay idée la yoo xamante ni bon war nañ ko mën def parce que tey man sama kër bu setee sama voisin à côté këram setul mu salté wala peinture bi ñaaw te pourtant ils ont les moyens pour def ko defuñu ko mais rien que nga koy xool rek sa bët loolu rafetul donc fii nii ñoom fii dañ lay amande da ngay gis par exemple benn koñ man ñoom ñëpp ñu am ay gazon seen buntu kër léegi man sama gazon ñun ñëpp dañ ko war a dagg kenn bu ci daggulee gazon dañ koy amande donc genre loi yooyu ñun moo lañ ko mën a def suñu biir ne ko kër yi nii dañu war a rafet parce que man am naa kër yow am nga kër kay am na kër donc suñu kër yi dafa war di set waaw ku ñu gis sa kër mu salte ñu amande la yooyu yëpp c'est des idées yoo xam te ñu ngi koy jëlee fii mun nañ ko tasaare waa diaspora bi waaw Baye Niass indicatif bi xaw ma fan nga nekk mais mun nga def 001 nga seey nga xool waaw Seydina Laay waaw maa ngi lay nuyu maa ngi lay bëggee bu baax a baax Bamba Fall ak sa maa ñu ngi lay nuyu waaye ñu ngi lay ziar bu wér a wér Ndumbe Fall na nga def waaw Bamba noonu la ñu ngi lay bëggee waaw Ndumbe waaw dëgg la waa gis nga donc loolu la rek xam nga mun nañu sensibiliser mun nañu comme gars yi li ñu naan def autant jar na sax nga créer benn tànn béer wala benn genre sabar xam nga nga woo sa bopp koñ sa koñ yëpp ñoom ñëpp ñu ñëw ñaan ñu organiser sabar gars yi fecc bu ñu paree après ngeen jël seen micro ngeen commencé wax ne la voilà koñ bi ñu ñëw ko moom soxlawu ñu xaar kenn suñu koñ dafa war a set waaw léegi nañu waxtaan ku ci nekk chaque fin du mois ñu xool ñaata la nit war a mën a cotiser chaque fin du mois nga xam ne du la gaañ ngeen def ko bu fekkee da ngeen di commander benn mbalit en weñ bu mag ñu commander benn mbalit en weñ teg ko ci bopp koñ bi comme ça léegi doo soxla di woo borom saret muy ñëw di ko jël di ko tuur même ji ay saret noonu di ko teg saret bi même buy dem loolu ay moyen la yoo xamante ni dafa doy waar mu mbalit sax mun na di tuurul ci bedd beeg yooyu yëpp mais loolu boo wutee sa benn mbenn bu mag boo xam ne weñ boo xamante ni mesure métal ñoo koy dafa teg ko ci bopp koñ bi gars yi ñëw di fa tuur léegi chaque semaine ngeen woo benn camion mu ñëw jël si ko dem tuur ko su ko defee ngeen fay ko loolu yëpp da ay cotisation la yoo xamante ni yooyu yëpp c'est des stratégies yoo xamante ni man fii laa ko gisee war nañ ko mën a def au Sénégal Baye Niass yaa nga Algérie donc loolu la daal je pense que solution yu mel nii la ñu mën a def Ndumbe Fall waaw wax nga dëgg moom parce que gis nga Ndumbe organisation boobu yëpp ñoom gis nga tubaab yi dañoo gënul muus on a tous les moyens nécessaires nga xam nga Sénégal en général dañoo foogoon ni lépp moyen lépp du moyen am na loo xam ne xel la mën nga am xaalis bi te doo am xel donc affaire bi xel la ñoom lu ñu organiser ñun loolu la ñu war a mën a organiser mais nañ ko commencé bu ñu ko commencé bu yàggee ñëpp dinañ ci copp waaw bu ñu organiser ku ci nekk boo organiser bale sa buntu kër ba mu set wala koñ bu nekk ñu jël fa benn président teg boo xam te ne mooy gérer koñ bi set wecc ku nekk di cotiser chaque fin du mois nga ne ok chaque kër bu nekk da ngay joxe 5000 loolu du dara ba am benn trésorier bu ñu wóolu boo xam te ne moom mooy gérer loolu
su ko defee léegi koñ bi day set bu taw bi ñëwee balaa taw bi di ñëw ñu ne voilà xam nañu chaque fois bu tawee kon ñu am ñay égout bon amul inondation te mu amee inondation te tam ñu feebar léegi nañu wut nañ jël ci xaalis bi ñu dajale jéem a def benn yoon boo xam te ne bu taw bi ñëwee du taxaw su ko defee du am inondation si koñ bi ainsi de suite xam nga am na ci yu bëri par exemple man fii nii liggéey naa comme man ci camion yi laa nekk liggéey naa fii benn compagnie boo xam ni dañuy récupérer ndoxu taw fii lépp la ñuy récupérer te pourtant yooyu yëpp mën nañ ko def au Sénégal saleté yi ñuy sànni nii mën nañ ko récupérer recycler ko comme yenn internet yu ma gis noonu ñu balancer ko ci page bi ay plastique gars yi di ko jël di ko liggéeyaat ak ainsi de suite mu ngi noonu loo gis rek am na solution loo gis am na solution. waaw Ndoumbe tu as raison xam nga tamit am na loo xamante ni ñàkk xam la parce que nit ku dul voyager lu bëri doo ko xam te suñu mentalité ak seen mentalité mënut a bokk moo tax des fois doo leen ko te da ngay xool ils sont un peu dañuy défensif quoi boo leen waxee benn affaire ils pensent que yow parce que da nga nekk à l'extérieur da nga commencé fouille ak yooyu ñoom am na ci ñoo xam ne noonu lañ ko gis seen mentalité noonu lañ koy gisee alors que yow yaa ngi leen di jéem a yee wol leen yoon bi nit ki boo xamulee dara newu ci munoo xam lépp mais boo xamulee au moins nga ne xaw ma ñuy jàng. waaw maa ngi jégul donc voilà xam nga boo xamulee nga déglu ñu xamal la mais ñun dañuy xaw a défensif boo leen waxee benn affaire dañuy mer wala ñu yaakaar ni yow da nga parce que da nga nekk à l'extérieur nga commencé di leen jaay affaire alors que c'est pas ça da nga xam rek loo xam ne xamuñu ko te defuñu ko pour yéen dañuy bëgg seulement pour changement di am ak avancement di am. parce que tey nii je pense que ñun ñëpp bu ñu continuer di def ni ku nekk di andi sa participation di changer mentalité di changer dëkk bi di changer stratégie yi à un bout de certain moment mun na egg foo xamante sax lu raw lii ñu bëgg parce que man li may xalaat dans le futur mooy fexe ba nga xamante sax di nga dem ba dinañ toll instant liggéey suñu dëkk boo xam te nit ñi dootuñu sax soxla di voyager di dem yooyu yëpp mën nañ ko am suñu dëkk mais liggéey la rek. waaw Ibrahima Ba merci beaucoup waaw donc loolu la ko loo gis que dans la vie liggéey la organisation la stratégie la après le travail c'est tout y a rien de diabolique tey nii dëkk yi boo xoolee nii mu rafet nii mais ñoom d'accord ils ont les moyens mais ñun tamit aussi on n'est pas tellement pauvre yooyu noonu mën nañ ko defar Dakar dafa rafet Thiès dafa rafet Louga dafa rafet Kaolack dafa rafet Diourbel xoolal suñu plage yi mais ñun des fois dañuy am loo xam ne sax ñun xamuñu ko man par exemple maa ngi Amérique je suis à Atlanta mais je suis à 5 heures de la plage xoolal 5 heures de temps pour ma dem géej il faut ma dawal 5 heures de temps du ma ko jaral mais xoolal Sénégal faut tourner am na plage mais da ngay dem ci plage yi nga gis xoolal dañ koy saltel ba nga xamante ni tu n'as même pas envie d'y aller te pourtant plage dafa nekk loo xamante ni dafa baax dans la vie quand tu es stressé sax nga dem foofu toog da ngay gis sax sa doo xalaat dara nga xool ndox bi tu vois que le vide noonu lay raxasee sa xel ba mu set ba nga xamante ni doo am benn naqar mais loolu lépp pour mu am pour nga mën ko enjoy il faut mu set mais léegi da ngay dem ci plage yi sax da ngay waaru salte yi fa nekk lu ne lañ fay sànni ay plastique ak du n'importe quoi c'est déplorable. voilà waaw Modou Faye non c'est vrai looloo tax ñuy def live yi nii ak vidéo yi pour di changer mentalité yi donc dañoo bëgg a bokk ci ñi nga xamante ni ñoo def commencement bi waaw nañu commencer rek bu ñu commencer rek après bu yàggee après mentalité dinañ commencer changer donc noonu la rek mais mu ñu toog croiser les bras sans rien faire xam nga il faut que ñu def dara waaw comme on est des porteurs de voix dañuy wax. voilà Ndoumbé Fall waaw mi ngi noonu yow sama mbokk nga Ndoumbé man waa Thiès la xoolal autant Idrissa Seck nu mu defar woon dëkk bi ba mu rafet après ñu jékki-jékki ñoom maintenir ñu ko donc mooy foofu laay waxee set ak ranger loolu dafa nekk loo xam te ni jikko la da nga koy sol c'est tout le temps nga koy def da nga ciy dëkk mais une fois que nga bàyyi ko boo defaree ba mu pare rek nga bàyyi après jeex na day màgget day salté xam nga soo amee sa kër nga peinture ko mu set ba mu rafet nga ne peinture naa ko benn yoon rek balaa ma ko peinturaat yeneen 4 ans wala yeneen 5 ans du noonu bale naa sama kër mais la da ngay continuer di xool de temps en temps léeg-léeg nga tourné gis kenn ku sànni kayit nga ñëw jël ko noonu la c'est tous les jours boo yeewoo tous les jours c'est tous les jours et puis c'est beau à voir nga xool ko ni rek doo am naqar imagine toi nga taxaw sa bopp koj rek da ngay xool rek wàccal nga taxaw nga génne sa buntu kër nga xool gis sa koñ bi yëpp lépp set wecc amul xeer amul dara amul ndox amul dara lépp set loolu rek c'est beau à voir barki rasulilaay loolu rek dafa neex ci xol te loolu day dundal xol xam nga.
waaw Malamine Sarr waaw gis nga voilà dañu am ay géej ba pare du clean mu ngi noonu voilà Modou Faye waaw ñu ngi lay bëgg yow sama waay nga yéen moom waa Thiès waaw ñun moom waa Thiès moom ñoo ko yor daal sans offense nag waaw Thiès moom ñoo ko yor waaw apolitique waaw jaageen jëf waaw ñi nga benn internaute buy wootee xaaral ñu jël ko ñu déglu ko waaw asalaamaaleykum. waaw waaleykum salaam Mohamed. waaw ça va sëñ bi na nga def. maa ngi sant bu baax Baye Niass. waaw Baye Niass waaw ñu ngi lay ziar bu wér. ñu ngi delloo ziar. waaw naka yite waa yaa ngi ci émission bi ci waxu set setal bi ñu doon thème bi ñu àndi nii ci biir semaine bi waa ñu bëggoon déglu yow sa la moo ci sa xalaat ak sa contribution ci thème bi. waaw wax nga dëgg grand ñu ngi lay d'abord ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay nuyu d'abord ñu ngi lay nuyu bu baax. waaw ñu ngi lay delloo ziar. di la ziar di la encourager di la ñaanal yàlla tamit. waaw di wax ni kontaan nañ vraiment ci li ngay def yàgg nañ la suivre trop nag mais kontaan nañ trop ci li ngay def. maa leen gën a kontaan jërëjëf. waaw ñu ngi lay ñaanal lii nga commencé yàlla nga dem ba gis lu kawe sax sa njortu. amiin yaa rahmaan rahiim amiin. xam nañ ni li ngay def defoo ko pour sa bopp parce que danga ko def pour ñun sénégalais yëpp. dëgg la mais yàlla nga ci am lu kawe sa njort. amiin yaa rabbi ñun ñëpp a ko bokk amiin. bon li ngay wax noonu moom c'est vrai moom dëgg la quoi ñun danoo fier nekk ay sénégalais. mais tey ñun bu ñu génnee comme man ni ma nekkee nii Algérie fii su ma génnee damay naan. te nag ñun dañuy ñëwee man des fois ma génn sax gis kenn mu dafay ñëwee sax sénégalais. ndeysaan pourtant gis nga. ñun suñu bopp xam nañ ni li nekk suñu dëkk ak li nekk ñoom par rapport ak seen dëkk yi am na différence bu baree. ndeysaan c'est vrai. voilà moo tax it li ngay wax noonu dëgg la war nañoo xoolaat suñu comportement yi war nañoo xoolaat lu ñuy def ba dëkk bi set man pour man dëkk bi tilimul quoi mais ñun nit ñi ñoo tilim. très bien wax nga wax ju am solo xam nga moom laa doon wax ak sànq waa ji nekk Washington ma ne ko si comportement yi la donc li nga wax nii rek da koo firndeel waaw maa ngi lay déglu. gis nga waaw. parce que moom sax maa ngi koy dégg mu ne. waaw maanaam seen xel yi sax bu ñu demee toilette ci mbedd mi sax dañ koy defar. dañ koy for. dañuy yor mbuus bu xaj bi puubee dañ koy jël tonni ko def ko ci mbuus bi billaahi ba pare am ay mbalit yoo xam ne spécialement pour loolu la. waaw gis nga. waaw nag ñun par rapport ak ñun comme yow li nga wax sànq da ngay gis koo xamante ni. day lekk sax jël toile bi wala jël xolitu banaan bi wala taxaw ci mbedd bi saw wala yu ñu mel. waaw bon loolu daal pour man si ñun la daal ñun ñoo mën a set d'abord. pour dëkk bi set. ñun nag buñ tilimee rek dëkk bi tilim. dëgg la loolu la ci ñun la moom. voilà mais dëgg la mais nag comme que nit moom dafa xaw a doy waar comme yow ni mu koy waxee. waaw yàlla teral nañu bépp teral waaye ñun dañoo xaw a doy waar. waaw dëgg la daal duñu mais daal yow vraiment daal li ngay def daal kontaan nañ ci vraiment ñu ngi lay ñaanal yàlla bu baax a baax. amiin jërëjëf. waaw jërëjëf ñu ngi lay gën a suivre saa su nekk ñu ngi sa ginnaaw. incha allah man de gis nga groupe bu Modou page bi ñu réglé lii kese la parce que xam nga doomu aadama dañoo soxla ku ci nekk rek man mii di wax ak yéen sax soxla naa ay conseils te dañuy am ay problèmes tous les jours donc ñun suñu groupe bi c'est pour créer pour xool problème yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel chaque jour ñu génne ci thème ba pare waxtaan ci déglu ci ñëpp parce que mbooloo mooy doole donc bu ñu dégloo ñëpp après dañu ci am solution incha allah ku ci nekk rek loo am nga contribuer donc loolu mooy c'est ça le but quoi. dëgg la grand. waaw jërëjëf kontaan nañ ci yow. ok maa la gën a kontaan waaw ñu ngi lay bëggee bu baax. ok merci à la prochaine. ok incha allah jërëjëf nekkal ci jàmm. yàlla na yàlla defal jàmm grand. amiin ak yow it awit. jaajëf ok jaajëf. waaw kii ndeysaan suñu benn mbokk bu baax la bu nekk Algérie ñu ngi koy jaajëfal bu baax ci contribution vraiment seen liggéey rafet na donc lii rek la fu waay mën a nekk ak sénégalais foo mën ci nekk rek nañu connecté wu. Love comme li américain di wax love and compassion bëgg ak am compassion envers les gens bëgg nit bëggante suñu biir yéenante jàmm lii rek moo mën a jëmale dëkk kanam parce que sans jàmm dara mënta sotti dégg boo jàmm amee nag léegi ñu teg xel donc wax ji loolu la. waa Ibrahima Ba dëgg la c'est vrai
non l'Afrique il est temps Sénégal moom il est temps que ñu changer parce que ñoom lañ ko bëgg a jàppee du nii quoi il faut que ñu leen di won yoon bi ñi xam te ne xamuñu ko ñu won leen. non Albouri Seck tu as parfaitement raison environnement bi dafa yéeme trop ñu bëri di tu vois des jeunes yu ndaw di gaañu di feebar di kenn xamul am na yoo xam te ni war nañ ko mën a moytu am na loo xam ne c'est préventable quoi loo xam ne mën nañ ko moytu ak loo xam te ni c'est pas préventable donc lii nii mën nañ ko loolu doomu aadama la set doomu aadama la ci jikko la nañu changé waat jikko yi même bu la kenn gisulee sax bu jël lekk di sànni ci bedd bi boo paree wala kopp nga sànni loolu boo gisee gis nga fii nii par exemple da ngay xool tubaab bi tey bu ma romboon léegi ma sànni benn kopp kenn moom may romb ñëw for ko dem sànni ko ci mbalit loolu mu ngi may jàngal sans ma wax parce que nit ki mën nga koo jàngal sans pour autant nga wax day def naka su dul noonu nga won ko ni xoolal du nii nga jël loolu teg ne da nga koy gis après moom il va se gêner benn yoon du ko def donc loolu la daal donc c'est très important. waaw association des Modou Mbo et Fatou de Thiès bien sûr waaw pourquoi pas Modou Faye amul benn problème. Inch'Allah Albouri ça c'est une très belle idée c'est vrai mais bon loolu mooy solution bi ñu jéem a xool comment on peut après j'espère que na ci am ñoo xam te ni dañu mën def démarche yi ba nga xam te ni état yi tamit aussi def contribution am ndax ñun li ñuy def nii rek c'est pour dimbali suñu citoyens et protéger et sauvegarder notre pays. voilà non éducation civique et morale moom war na di am parce que fii patriotisme buñ koy wax du si ay wax kese dañ koy gëm dama lay jox un exemple rek quoi moom laa waxoon sànq naw demal bëgg sa réew mënta weesu nga fonk ki nga doon fonk fa nga ne ak wala ni boo gaañoo fa ngay dee fa la lay suul da ngay xool par exemple dëkk américain yi da ngay gis dama lay jox un exemple rek da nga gis dëkk xoolal kër boo dem la plupart da ngay gis ñu yor seen drapeau américain samp seen kër Sénégal kan ngay gis ban kër ngay gis ñu jël drapeau Sénégal samp ko pour ñoom boo nekkulee ay député wala nekkoo président wala nekkoo par exemple ci assemblée bi wala loolu waroo teg drapeau mais loolu c'est pour wane que tu aimes ton pays man tey bu ma ñibbisee Sénégal damay jël drapeau Sénégal samp ko sama kër wala ni man j'aime mon pays donc yooyu yëpp ay gestes la bu weesoo loolu aussi da ngay xool acte civisme dañ ko war a di ko acte civisme dañu war a di ko appliquer soo gisee kenn kuy sànni bi danga ko koy wax bu ñu noppi dafa xam ne comme ñun ay porteurs de voix la ñu gis nga man damay ñëw wax ñu posté ñëpp des millions de personnes dañ koy gis donc aussi population bi tamit seen wàll mooy aussi dañ leen wax boo leen commencé woon di wax rek kenn bu defee benn affaire nga wax ko wala nga gis kenn ku saw nga ne ko mais sa waay yow lii dafa salté bàyyi saw même bu dee da lay saaga waxal bu yàggee léegi nga gis gars yi commencé di ko bàyyi donc noonu lañ koy commencé bu kenn sànni nga ne ko saa li ngay def nii di affaire civisme ñun ay Sénégalais li boo ko sànni keneen moo ñëw tonni ko nga ne ko ok ji for ko bu ne for ko nga jël ko nga tonni ko dem yooyu ay exemple yoo xam te ni dañ ko war a commencé di ko entamer di ko woon nit ñi bu yàggee da ngay gis dinañ dem ba mel ni tubaab bi pour ñoom sax boo seetee gisoo ñun Sénégal da ngay seet sa ñu la kii dafa tubaabe lan mooy tubaabe wala kii de américain la parce que tellement que pour ñoom loolu c'est pas normal c'est hors du commun alors que loolu c'est ça la vie da nga war a set donc loolu la waaw loolu yëpp ay jikko la daal voilà à l'âge de 3 ans 4 ans dëgg la mais bon xam nga il n'est jamais trop tard de bien apprendre la politique xam nga donc loolu la quoi nañ ko ne dina jàng am na ñoo xamante ni dañuy ils sont hors loi da nga leen di wax du ñu déglu mais da ngay continuer di insister ba ñu changer donc mentalité yi ñun ñoo ko mën a changer ñun ñooy la population comme les Américains di wax dañ naan seen constitution we are the people ñun ñooy le peuple donc ku ci nekk man peuple la yow peuple nga kenn ñun ñooy peuple bi ñun ñoo mën a décider dañoo commencé di wax doo nit du ñëw di sànni di kii nga koy wala nga gis benn maire bu ñëw di saaf ay gerte di sànni da nga ko naan mais maire yaa ngi saaf mais yaa ngi tilim fi da nga koy for même bu dee da lay saaga wala yooyu mais tu lui dis la vérité bu yàggee léegi nga gis ñu commencé di bàyyi nga wax sa idée mais tubaab fi noonu la ñuy def bu la gisee man gis naa benn tubaab benn jour ba dama doon ree ma gis ko en France benn femme ñëw jël benn barbecue teg ko commencé di lakk yàpp femme bi ne ko mais écoutez là c'est un bien c'est du place publique et tu te permets de faire du barbecue femme bi commencé di casse foofu mais da koo wax donc noonu la rek donc on doit c'est des trucs yoo xam ne waruñu sax noppi on doit le dénoncer xam nga
Oui, Alboury Seck, mais bien sûr. Tu sais, là où il y a la pauvreté, il y a la corruption, xam nga. Mais bon, c'est un boulot à longue échelle, mais bon, on peut y arriver, hein, on peut y arriver. Il y a des intellectuels actuellement. Xam nga suñu doom réew ñu bëri dañ cay jàng xam naa ci samay xarit yu bëri ñoo xam ne c'est des diplômés am ñoo xam ne tey nii ils sont capables d'être des présidents ku mel ni Alioune Seynou Ba bu nekk comment dirais-je à Michigan. J'ai un ami aussi Mamadou Samba qui nekk c'est des gens xam ne c'est des cadres mais bon mooy loolu Sonko c'est un gars boo xam te ne mi ngi noonu c'est la même chose c'est des gens yoo xam ne ils sont compatibles ci poste bu leen di jox mais bon c'est ça. Mais nañ ko ne ni ñafe rek dinañ ko dindi donc on est là pour dénoncer yenn yi daal xam nga jéem a avancer aussi dëkk ñun daal dugguñu ci politique dugguñu ci dara on essaye d'avancer le pays xool li nga xam te ne moo gën si suñu dëkk daal xam nga mais mu ñu basé wu ci ñoom yes mais devenu She found mommy phone if she wants things to go. Voilà mi ngi noonu donc loolu la quoi apolitique loolu la gis nga bu ñu amoon stratégie boo xam ne comme fii nii par exemple da ngay sensibiliser d'abord la population mooy jikko yi xam nga après nga enforcer loi bi nga teg loi bi nag di surveiller make sure ni la loi veille sur ces lois qui sont établies et qui doivent être appliquées donc kuñ ci gis nga xam ne nga def loolu ñu sanctionner la nangu par exemple sa carte d'identité wala bu fekkee am nga permis de conduire ñu nangu ko mais bu yàggee doo ko defal la sa contravention bind la contravention jox la loolu la mais mooy loolu donc yooyu yëpp c'est des xam nga liggéey la bu gudd mais nañ commencer ci yu ndaw yi quoi après di voilà dañuy après di commencer di yéeg à échelon quoi. Non, l'environnement c'est tout c'est bien sûr que c'est la vie mooy lépp environnement mooy lépp l'environnement quand il n'est pas propre et salubre mais baaxul environnement mooy lépp xoolal par exemple man je me souviens par exemple dafa am loo xam te ni lenn ren moom moo gën a métti biir Sénégal loo xam te ni musuma ko mën a supporter mooy égout conduire gi nekk fële nu mu tudd sax Rufisque mais da nga koy romb mais xet bu am bi da ngay xool population bi ci dund mais c'est extraordinaire tey ñun bu ñu ñëwee aussi da ngay yàgg sax ci saleté yooyu ba nga xam te ne après tu penses que ça c'est normal mais une fois que nga ñëw à l'extérieur comme ñu nga xam ne yàgg nañ fi mais boo wàcc Sénégal mais ngay xool yow day nekk documentaire ci yow mais ci nit ñi day normal mais yow tellement que da nga naan nekkate lii c'était pas normal mais doo ko xam parce que yaa ngi koy gis tous les jours yaa ngi màgg gis sa bool bi di génn di sànni ay ndoxu jën bi ci biti bu ñu fóotee ñu génne sànni tuur xam nga des fois da ngay dugg ci yenn kër yi nga gis ay douche yu xasaw yoo xamante ni da ngay seen mooy genre douche yoo xam ne da ngay toog di sukk ngay seen ay sax ci biir mais xool imagine toi yooyu yu noonu au vingtième siècle wala 21e siècle mais c'est inadmissible te yooyu dafay am ay image wax real aéroport bii ñuy wax bu bees bii da nga fay dem sama frère dem na fa temps yi au mois de janvier la ñu leen dafa dugg ci benn douche mais mënu woon sax nooyi ngay dem des fois ci yenn jumaa yi nga dugg ci douche bi parce que ñëppay ñëw rek saw ba pare duñ ci tuur ndox duñ def dara xamuñu di continuer di nettoyer set dafa nekk loo xam te ne c'est constant dafa war di continuer du taxaw su taawee dafa mel ni douche nga ciy saw ba pare doo ko raxas mais boo ko raxasulee après dafay xeeñ donc da nga gis ñoom dañ ko tàmm dañuy ñëw di saw di sànni di saw duñ ko raxas pour ñoom une fois par 2 jours wala par 3 jours wala yooyu lañ koy non c'est tous les jours aéroport Diass moom ci boppam douche yi da nga fay dugg c'est incroyable nga dem banque CBAO bu nekk place de l'Indépendance mais boo duggee da nga naan c'est pas possible lii amul mais xoolal salté mënta weesu loolu comment se fait-il yow ngay ñii liggéey ci banque bi te loolu dérangé wu leen mais parce que dañoo salté te yooyu c'est déplorable loolu c'est inadmissible donc loolu la environnement de ba pare xoolal salté dem la ba nga xam te même xoolal au Sénégal dinaa wax sax gis nga thème bi nga ma jox ni c'est très intéressant dinaa wax sax ci environnement bi parce que xoolal par exemple à Thiès même au temps dafa amoon ay garab am pagaay garab yu dagg nañ leen incroyable moo tax tàngaay bi am dëkk bi sax mënoo comprendre comme même à Dakar amatul sax garab yu bëri tellement que lépp lañ dagg di tabax rek di dem xamuñu sax la mooy njëriñu garab
moo tax oxygène amatul da nga gis gasoil ngay xeeñ da nga gis nit ñi seen bët yi bleu c'est extraordinaire loolu moom beneen thème la quoi bëgguma au sujet ci kii bi. c'est vrai waaw Cheikh Ndiaye ñu ngi lay nuyu donc c'est vraiment set dafa nekk loo xamante ni mooy àdduna daal. oui bien sûr même nature bi dañ ko war a protéger ñoom xamuñu loolu ñun africain dañoo gis nga boo ñëwoon Amérique bi rek nga xool boo xamala la sax ñaata garab ba fi nekk ci mën a sa côté dëkk bi yëpp a verte pour te dire garab rek ngay gis fop pour dëkk même ñun kër yi dëkk nii lu ñu wër yëpp ay garab la set wecc doo ci dagg benn garab sax ñemee woo ko dagg ah ba pare dafay set day te gis nga garab li muy wàcce ay xob te dañ koy bale ba mu set wecc boo gisee mais c'est beau à voir mais xoolal Sénégal l'environnement est à voie de disparition gars yi xamul dafa ju sax reboisement mais c'est catastrophique et désastreux à la fois. si non Albouri loolu thème bu baax la loolu dinaa ci ñëw non xam nga ñàkk xam li mu waral dafa bëri xamuñu ko sax duñ ko sax xam ñoom yiteewul loolu sax yiteelu leen mais dafa am na solo daal. incha allah politique waaw dinaa ko dugal incha allah amul benn solo incha allah dinaa ko dugal noonu la voilà donc lii la rek xam nga mbooloo mooy doole bu ñuy waxtaan rek di ku ci nekk andi sa contribution rek dinañ mën a gis solution fu waaye mën a nekk rek da ngay connecté date yi comme li ñuy waxee da ngay connecté point yi après boo jëlee dajal rek après dina am solution mais set dafa nekk loo xam te ne c'est la vie c'est la vie set ak environnement donc set nañ ci dëkk tous les jours amul ay tey wala suba non c'est tous les jours et c'est très important très important chaque jour boo xëyee da nga war a defar sa douche raxas ba mu set bale sa buntu kër defar néeg yi fobeere def yooyu yëpp sa mbedd bi même chose ku ci nekk koñ bi tout le monde ku ci nekk def wala bay sa waar noonu la ndox doo ko jël ay nga xam ne yaa ngi fóot sa yére moom ay produits chimiques après nga pare nga jël ndox boobu di ko tuusi ci mbedd bi muy def ay eau stagnante au moins sax jëlal benn au moins sax jëlal au moins jëlal benn pelle sax nga gas nga suul ko au moins. Voilà exactement Ndoumbe gis nga li ma la wax c'est pareil ici tout comment dirais-je toutes les arbres sont numérisés ici aux États-Unis dañ koy xam da ngay gis nga yaakaar ne munoo cee dagg benn mais xooloo au Sénégal léegi da ngay dem munoo sax nooyi amul sax air te ñi fa nekk duñ ko sax remarqué tu vois par exemple je regarde la population gis leen ndeysaan saleté bi ak comment dirais-je gasoil beeg yooyu yëpp mais loolu yooyu yëpp ay pollution la loolu yëpp ci xeetu saleté la ah nga xam ne léegi amatu sax da ngay xool sax ñii da ngay gis seen bët yi dafay xonq dafay ñii seen bët yi dafay jaune ndax saleté bi ak gasoil beeg yooyu noonu ah fii duñ la toléré sax yenn yi oto yi sax duñ daw sax di fax saxaar duñ la bàyyi sax nga daw parce que yëpp day andi saleté c'est extraordinaire. non discipline dafa am solo Ndoumbe il faut que ñun sénégalais ñu commencé di discipliner ñu mais alhamdulilah tey bopp sénégalais boo xam ne génn dem à l'extérieur mais boo ñëwee au Sénégal da nga changé complètement tubaab bi da lay defaraat ba nga baax parce que tey nii jikko yi nga xam te ne moom la un croyant war a yor mais ñoom ñoo ko yor ñoom ñoo discipliné discipline bu baax a baax ñun xooloo Sénégal gëmuñu suñu bopp da ngay gis image toi nga nekk pas nga taxaw ci benn mur di saw keroog maa ngi gis pourtant groupe boobu nu mu sax les disciplines au Sénégal mais ils sont en train de faire un très bon boulot très bon boulot ñu ngi dénoncer lépp ñun ci cadre yooyu la ñuy dox lépp loo xamante ni lu am njëriñ ñun ci lañ dox lu amul njëriñ ñun duñ ci sax dox man loolu laa man li may def samay vidéo yi may def yëpp lu am njëriñ la amul loo xamante ne amul njëriñ non loo xamante ne mooy njëriñ doomu aadama la donc yooyu yëpp te discipline da nga ciy gis ñi ci posé ay ñoo xam te ñu ngi saw ci guta péage bi ñu ngi jël ay bagage di ko dajale yu kenn xamul di sànni ay du n'importe ils font du n'importe quoi
salte yooyu dafa ñaaw en tant qu'Africain. Imagine toi comme li waa ji wax rek sama waay bi nekk fii Washington nga ñëw vacances Sénégal wàcc nga gis tali bi salte nga gis ñi mais fu ne ñu sànni fa mais da ngay sax découragé dafa ñaaw te dëkk bu rafet gi noonu Sénégal dëkk bu mënoon a rafet mën na rafet ba léegi sax dañ koy defar il faut ñu defar ko duñ ko bàyyi ñu koy yàqal duñ ko def boo xoolee Dakar dans les années 50 60 yooyu noonu mais Dakar dafa rafetoon pourtant amuñu woon sax yenn infrastructure yi amoon yenn immeubles yi c'était simple boo xoolee ba léegi nii boo tapé YouTube Dakar dans les années 60 da la koy wan def fa setoon mais xool ko léegi Dakar a gën a salte sax léegi région yi man je préfère dëkk ci région yi que ma dëkk à Dakar xoola ay Almadies nga xam ne au temps ni ko c'était un quartier huppé mais léegi nekkatul un quartier huppé comme Colobane gars yi di jaay ci mbedd yi di sànni ay saltek yu kenn xamul ay mamelles au temps c'était extraordinaire dama léegi nga xool amul mais amul agglomération amul dara dañoo jaxase fu leen neex lañuy tabax fu leen neex la ñuy saw fu leen neex la ñuy sànni plage yi salté mbedd yi salté suuf yi génn débordé mais c'est incroyable indiscipline bi am ci ñun mais on peut même pas tout dénoncer mais c'est dafa décourageant waaw cher la waaw gis nga voilà xam nga voilà Albouri Seck voilà tout ce qu'on mange ça vient de la nature bien sûr yàlla loolu la wax mu ne zahala lakumul arda zalulan moom moo sàkk suuf yamshu fi manakibiha dañuy dox ci kawam wa kulu min rizqihi dañuy lekk luy génn ci moom wa ilayhi nushur ci la ñuy dellu donc liy génn ci gàncax ji koy lekk mais dañ ko war a sàmm Baye Moussa Ndiaye waaw vraiment mu ngi noonu donc xam nga rek ku ci nekk rek na nga ci béyu sa waar bul xeeb sa contribution barki rasulilah ku ci nekk bul xeeb sa contribution tey li ñuy def nii liggéey bi ñuy def nii bu ko ñëpp di ko continuer di ko def même bu ñu demee avec cette mentalité ñu continuer ko di ko jàngal ñi nga xam ne ñu ngi au Sénégal je te jure di ngeen gis changement léegi parce que xel la rek loo gis rek xel la xalaat donc am na ci dama leen jox lii benn rek la si suñu thème yi on a des milliers de thèmes yoo xam ne dinañ ci incha allah dinañ keep groupe bi entertain pendant très très longtemps tag bu ci nekk rek am nañ ci dama leen jox ay exemples yu bëri am na ci ay exemples yu bëri yoo xamante ni dinañ ko def chaque jour rek ak chaque semaine ak thème am ñoo xamante ni moom lañ soxla ak di xool fii ni ci tubaab bi li nga xamante ni moo ñu mën a avancer loo ñu ñëw andi ko au Sénégal xam nga loolu la am na ci yu bëri yoo xamante ni mun nañ ko def dinaa tey ñu looloo ñu tax a jug daal incha allah te dina du ma leen wax lépp mais dinañ def chaque week-end ñu génne beneen thème di ngeen gis thème bu ñuy génnee ce sera très intéressant parce que dafay nekk loo xam ne dañ ko soxla parce que même tubaab bi bu ñu daan ñëw suñu dëkk noonu lañ daan def dañuy ñëw di xool di jàng nga yaakaar ne dañoo ñëw rek bëgg Afrique fekk ñu ngi xool li nga xamante ni moom moo intéressant loo xam ne ñoom soxla nañ ko ñu jël ko bu ñu andi ko ñu utiliser donc ñun aussi on fait la même chose dañoo ñëw fii pour daan suñu doole mais en même temps aussi dañuy xool tamit li baax ci ñoom ñu sempi ko bu ñu ñëwee ñu utiliser ko donc c'est tout y a rien de diable waaw Aliou Ba waaw jaajëf ñu ngi lay bëggee voilà Baye Moussa dëgg la environnement dafa am solo ci doomu aadama xam nga environnement mooy lépp bu lépp setee dafay rafet quoi c'est beau à voir dafa rafet sax quoi mais et puis des fois xoolal mus naa seetaan benn documentaire au Sénégal xam naa benn waay moo ko filmé benn amateur mais muy taw et puis dañ ko tàmmaa xoolal salté bu ñu salté muy taw ñu mais yenn kër yu bëri génn seen mbalit yi commencé di ko sànni mais c'est pas parce que état bi tegul mbalit foo xam te ne war nga fa sànni nga koy jël di ko sànni parce que loolu ngay sànni après day dem nekk ci mbedd bi sa mbedd la yow ci nga bokk sa dëkk la jël sa mbalit denc ko bàyyi ko sa kër mais bu tawee dañ koy jël sànni ko comme ça mu demaale nga gis après nag mbedd salte boobu day ñëw dajaloo nekk fenn mais yaa ngi tooñ doomu aadama parce que après foofu muy taxaw di stagné mu fay créer ay feebar yooyu di fa am stagné fa après di màtt ñu bëri ñuy feebar mais loolu yëpp yéen da ngeen ci am bàkkaar yooyu yëpp looloo ko waral te pourtant loolu war nañ ko mën a moytu dafa ñaaw jikko bu salte la jikko bu ñaaw la taw rek nga génne sa mbalit rek nga commencé sànni parce que ndox baa ngi flotté mais yaa ngi koy sànni mu ngi dem ci kër jàmbur wala mu ngi dem ci mbeddu jàmbur te mbedd boobu suñu mbedd la ñun exactement Albouri Seck voilà loolu lañ doon wax Senghor ne autant mu naan l'an 2000 parce que ni ñu doon demee la
c'était propre et puis il y avait l'espoir. Et puis la mentalité, elle était extraordinaire. Autant les gens étaient très disciplinés. Toubabi, au moins, à mon avis, quelques Toubabi fan et tout. Donc, mais, les mots là, les nous cassent l'indépendance, les nous faire avancer. Tu vois? Donc, c'est ça la mentalité. C'est ça la mentalité. Le petit xel, la mentalité pour avancer, le monde avancer. C'est ça. C'est vraiment c'est défectueux quoi. Dafa yéeme. Set lu am solo la. Lu am solo la. Voilà, le problème du Sénégal c'est la connaissance, bien sûr, parce que xel mooy lépp xel moom laa wax yàlla dafa ne yaa ulil albabi, vous les doués d'intelligence. Am na ñoom xel ba pare di ko xel yi ñooñu la. Mais du ay ñoo xamante ni am xel ba pare utiliser wuñu ko amul benn njëriñ day mel ni nga am diplôme wala nga jàng kaamil ba pare utiliser wu ko moom ak zéro yem voilà da ngay jàng pare nga utiliser ko ñaata diplômé ñoo nekk au Sénégal ñaata combien ñoo xamante ni c'est diplômé te nga xool la façon de vivre ak la façon de gérer mais c'est déplorable dafa yéeme suñu ñàkk civilisé fu ne lañ ko yóbbu du ma généraliser mais mooy loolu bu ñu amoon tey discipline Sénégal ku fa ñëw di nga waaru xoolal suñu plage yi li ñu rafetee xoolal dëkk bi sax lu mu rafetee simple xoolal même ay France nii ay xoolal yenn dëkk yi am na ay France nii ay yenn dëkk yi mais nekkul ay dëkk yu tàng boo ñëwoon fii Amérique nga xam ne nekk France comme ay village la mais la plupart da ngay xool bâtiment bi c'est archaïque dafa yàgg xam nga bu aux États-Unis bokkul lépp a bees da ngay ay building en verre tout lépp c'est extravagant mais France xool lu mel noonu pourtant c'est pas diabolique mais dañoo set bi rek moo tax affaire bi di feeñ xam nga set c'est tout am na sam benn waay bu mu doon wax loolu moo doon expliqué donc loolu yaa ngi leen di diabolique sax Sénégal dafa rafet c'est un très beau pays buñ ko xeeba c'est un très très beau pays mais problème bi mooy ñi ñoo indiscipliné te loolu noonu dinañ ko dindi dañ koy dindi waaw Alioune Badara Thiam waaw ñu ngi lay bëggee jërëjëf merci beaucoup voilà kon sama gars yi xam naa fii laa ko yemale incha allah ça provoque beaucoup de maladies exactement Albouri voilà ça provoque dafay andi ay maladies yu bëri je te jure waaw ma xool mais plat mais déglu ma la papa maram ñaa man la Dakar dafa salte léegi Dakar avant bu ñu daan ne Dakar la mais léegi boo nee sax Dakar nga dëkk gars yi du la sa faale Dakar gars yi faale te ñu ko sax les gens ils préfèrent maintenant dem sax ci village ci région yi par dépendant nag fay dem xoolal gis taxi clando yi salte yi xam nga mais raxas oto yi salte boobu di wàcc ci oto yi nekk ci tali bi après mais c'est du n'importe quoi foofu ci boppam moo gën a salte mi ngi noonu foofu laay waxee quoi donc mi ngi noonu daal mais dinañ ko changer incha allah xam nga lépp idéologie la rek après jéem a xool stratégie mais incha allah dina dañ quoi donc moo tax ñuy sensibiliser nii waaw comme gars yi li ma leen di wax maa ngi ko yemale fii vraiment waxtaan bi rafet na neex na te ku ci nekk andi nga sa participation incha allah beneen yoon dinañ ko gën a yaatal encore andi beneen thème incha allah bi nga xam te ni bu ñu soxla ñun la population mooy li ma wax rek ñun suñu but c'est d'amener des thèmes yoo xam ne moom la ñuy jokkonteel dans la vie quotidienne après nag ñu dem koo débattre après trouver solution donc voilà bii moo doon thème de la semaine incha allah donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine ak beneen thème waaw maa ngi leen di nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur sa sant di la rafetlu vraiment di leen jaajëfal ci seen contribution vraiment xeebuñu kenn ku ci nekk sa contribution rek am na solo et di leen ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram ak waaw yéen a xam li ngeen bëgg yàlla defal leen ko incha allah si barke Seydina Mohamed donc maa ngi leen di yemale fii incha allah ba beneen waaw di leen nuyu ñëpp wasalaam waaw